gis ngeen ko aha nga ko instant bi mënul téye yaram bi gis nga ko mënul taxaw gis nga ko instant bi li nekk ci moom a ngi dekk moo ngi yëngu gis nga ko. volcan bi am na doole. gis nga ko li ne ci yaram bi moo ngi yëngu jinne bi gis nga ko fu kaay le khalife général des jinne. the king of the king. le roi médecine traditionnelle du monde. kon ba léegi rek yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu woon comme ni ko le khalife général waxee rek gis ngeen dafa suuroo cuuraay volcan. gis nga ko volcan bi nag bu ne ñu commentaire leen ko volcan bi dafa am doole macha allah volcan bi dafa am doole gis ngeen suñu caméra bi mi ngi ñu koy zoomal di ñu ko jëlal gros plan ngeen ñu suivre. waaw beneen jinne baa ngi ruube ci biti. ba léegi rek ngeen ñu suivre. xoolal kanam gi ak bët yi. sur la TMS TV. dafa ngeen ñu suivre. mi ngi jógee ba bitim réew. mi ngi jógee ba bitim réew. pour ñëw faju si. mi ngi jógee ba bitim réew pour ñëw faju si. waaye nag bu ngeen gisee lii ngeen xam ni cuuraay volcan dafa am doole macha allah. ba bitim réew la jógee faju si. gis nga ko lu nekk ci yaram. moo tax c'est kii yow la kan ah. Alima man. Alima Traoré. lan mooy sa problème. dëmm yi ñoom sànniwul ay jaan. dëmm yan. dëmm yi nekk Bordeaux. dëmm yi nekk Bordeaux. kon Bordeaux am na ay dëmm. ampagaay. Bordeaux mooy Paris France. léegi nag. waaw. waaw. bu ma laal garab bi. non sotti ma ndox. bu ma laal garab bi. maaleykum salaam. sotti ma ndox. yoo koy li ngay sotti di yow yaa ngi wax li ngay sotti. maa xam li may sotti. nga ne. xam naa li may sotti de nit njaay la. lan la ngay sotti. ndox sotti ma ndox sama diggu bopp nga xool. ngeen dégg mbokk yi nee na dëmm yi nekk Bordeaux ñoo ko sànni ay jaan mi ngi jógee ba bitim réew pour ñëw faju ci fii ci kër Alaaji Thierno Moule Sow nee na dëmm yi nekk Bordeaux ñoo ko sànni ay jaan kon nag ngeen gis ni loolu lu garaaw la ngeen gis ni jinne lu garaaw a garaaw la procureur mënul ci moom dara police mënul ci ñoom dara defe naa ni fi mu jógee Europe les plus grands médecins du monde fa la nekk mënuñu ci jinne dara ki mën ci ñoom dara rek mooy le khalife général des jinne di Alaaji Thierno Moule Sow loolu defe naa ni am na solo ngeen gis ne jinne yi ñoom fu ne la ñuy ruube Bordeaux Italie États-Unis partout dans le monde jinne yi ñu ngi fu ne waaw ñooy ruube. allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sotti ma ndox allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammad rasulullah 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 la ilaha illallah jógal jógal. ngeen dégg muy tudd yàlla ba léegi naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moom nag
sëñ bi nee na ko na jóg sëñ bi nee na jóg. waaw defe naa léegi mu jóg comme adjoint sécurité ñëw na jóg defe naa ni léegi mu jóg. mu ngi dugg si dafa normaloon. mu ngi dugg si dafa normaloon. li mu àndal moo am doole. ay 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 bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma damay faju allahu akbar barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah alors cher Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne préférée, donc la TMS TV. Nous sommes ici donc au niveau du cabinet médical de Thierno Moulé Sow qui se trouve à Cambérène, en face donc de la VDN 3. Donc cette femme que vous voyez vient de Bordeaux. Vous voyez donc le maréchal ne l'a même pas touché, il l'avait tout simplement mise en rapport avec ses talibés qui l'ont donc mis donc le volcan Dioni Dioni, l'encens volcan Dioni Dioni. Maintenant, quand elle a eu donc tout simplement comment dirais-je, quand elle a eu à utiliser donc ce volcan Dioni Dioni, quand elle est entrée pour prendre le seau donc de vite fait pour pouvoir maintenant se laver, donc elle ne pouvait même plus se relever, donc c'est comme si elle était paralysée, donc c'est comme si elle avait donc l'AVC, tout simplement à cause du volcan Dioni Dioni. Donc vous voyez, elle n'arrive même pas à se lever, à se tenir debout correctement. Donc le maréchal donc qui sait exactement qu'elle n'est pas donc comme les autres, qu'elle n'est pas normale, qu'elle est peut-être certainement donc possédée par des esprits, c'est pourquoi elle reste là, elle n'arrive même pas à prendre le seau donc de vite fait. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, TMS TV, your favorite channel. We are here in Cambérène, in the medical center of Thierno Moulé Sow in Cambérène, near the VDN 3. You see, this very lady is coming from Bordeaux. You see, the marshal didn't even touch her. He made her in contact with only his talibes, and then these talibes, like Alseni, used the volcan Dioni Dioni so as to make her, smoke, to make her just sneeze this very smoke. And then when she did that, she couldn't even come inside the room and take the bucket of vite fait, because she was just paralyzed because of this volcan Dioni Dioni. You see then, and the marshal knows that she is not normal. She is having spirits possessing her. That's why right now she's still staying here, sitting down, not being able to get up and take the bucket of vite fait so as to go and have a bath like the others. You can see her making problems with her shoulders. She is a little bit paralyzed because of the volcan Dioni Dioni that she used with Alseni, who just made this volcan Dioni Dioni. Every time when you come here, when you have some spirits, they use the volcan Dioni Dioni. And volcan Dioni Dioni is something really bad for spirits, for jinns. You can see how she's crying. She's paralyzed. Her shoulder is aching because of the volcan Dioni Dioni. She's not being able to get up and then just get the bucket of this vite fait so as to go and have a bath. I will just let my colleague Moustapha Fall, he will just explain you a little bit in Wolof and you will understand better. Sëñ Saliou kon ba léegi ngeen ñu suivre sur la TMS TV ngeen gis soxna si bi mu duggee ñi mu àndaloon ñëpp génn nañ bàyyi ko fi moom bi mu jëlee siwo bi rek dafa daanu tombeek mu suuru fële ci couloir ba ak Alseni nga gis ni Saliou cuuraayu volcan bi lu garaaw la loo xam ni buñ leen koy commenter fii ba àddina du tukki du jeex
dara gënu ko efficace ci kaw suuf moo tax ngeen gis soxna si dafa paralysé fi mu ne nii cuuraayu volcan bi moo baax ci dëmm yi moo aay ci jinne yi moo aay ci jinne yi moo aay ci dëmm yi moo aay ci rab yi moo aay ci bépp liggéey boo xam ni dañ la koy sànni wala ñu la koy waaj a sànni kon nga gis ni cuuraayu volcan bi nekk na lu am solo ci kaw suuf moo tax muy Sénégal di monde entier ku ne war nga am cuuraayu volcan bi sa kër. mu ngi jóge ba Bordeaux ñëw di faju si fii te xam nga ni loo gis day bette dans la vie ngeen ñuy suivre nag toujours sur la TMS TV ànd ci ak le khalife général le roi médecine traditionnelle internationale du monde le roi des rois le khalife des khalifes di Alaaji Thierno Moule Sow the king of the king ba léegi ñu ngi ci liggéey bi nga gis mbagg mi waaw instant bi comme ni la ko sëriñ bi waxee dafa li fi ne moo ko téye ba léegi parce que ñi mu àndaloon ñëpp ñëw di jël si seen i siwo ñëpp génn nañ bàyyi ko fii ci biir moom ba léegi mi ngi nii sëriñ bi sax nee na ko mu jóg mais mënul jóg ba léegi mënul jóg instant bi kon nga gis ni kon nga gis ni Saliou waaw gis nga ci ay kaddu yu mu jot a génne dafa xaw a sax merloo sëriñ bi parce que nit ki bu lay jàppale defe naa ne am na yenn kaddu yoo xam ni waru koo génne loolu moo tax gis nga depuis sëriñ bi énervé wu sànq mer gis nga déjà loxo bi ni mu gën a mel kon nga gis ni sëriñ bi defe naa ni ku jara moytu la ku jara def attention la ci moom parce que defe naa ni ku yor ay jinne defe naa ni kooku doo ko tooñ ku la dul tooñ doo ko tooñ waaye nag sëñ bi du tooñ kenn waaye ku ko tooñ am na droit fayu parce que loolu ci l'islam sax wax nañ ko donc kuy tooñ defe naa ni mën nga dem tooñ fu ne nga moytu le khalife général parce que koo xam ni du tooñ koo xam ni mi ngi ci social mi ngi ci soxla askan bi defe naa ni kooku nit bu baax la nit bu ñu war a di ñaanal la di ko ñaanal mu yàgg fi lool parce que bu fi yàggee mooy intérêt askanu Sénégal mooy askanu àdduna kon ba léegi yéen a ngi ñu suivre sur la TMS TV suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi di profité di nuyuwaale association Thierno Moule Sow bu Sénégal te Alseyni Sylla jiite ko di nuyu aussi association internationale bi nekk Europe te nga xam ne Ousmane Sy Samaro aussi jiite ko également di nuyu aussi bépp fans Thierno Moule Sow wala taalibe boo xam ni yaa ngi ci àdduna ngeen ñu suur ba léegi sëñ baa ngi koy naan mu jóg mais ba léegi mënul fexe ba jóg ba léegi mënul fexe ba jóg ngeen gis dafa paralysé wu complètement ba léegi ngeen gis ci caméra bi yéen ñuy suivre sur la TMS TV ba léegi mi ngi toog mënul jóg parce que benn côté bi dafa paralysé wu complètement kon ngeen gis ni fii nag la raay bi téenee fii mooy terminus bi waaw mbir mi fii lay tàngee waaye fii lay seddee soxna si nag mi ngi jóge ba Bordeaux boobu nag David Diop mi nga xam ni moo bind Afrique mon Afrique fa la soxee ko mais Bordeaux boobu également le khalife général des jinne di Thierno Moule Sow am na fa ay taalibe yu baree bari yoo xam ne ñu nga Bordeaux ak yeneen gox yi nga xam ni mi ngi nekk ci biir France comme fu mel ni Paris nga xam ni président association internationale bi fa la nekk également ak yeneen gox yi nga xam ni ci biir France muy Marseille di Metz di Brest di Auxerre di Montpellier di Lyon di Lens di Nice nga xam ni mooy côté Côte d'Azur di l'Alsace muy Strasbourg nga xam ni dafa frontière ak Allemagne di Sochaux dëkk yooyu yëpp fu ne sëriñ bi am na fa taalibe di Châteauroux di Toulon nga defe naa ni loolu am na solo loolu mooy dëkk yi nga xam ni dama ko lim biir France boo génnee France également jëm Angleterre jëm ba États-Unis fu ne ba Brésil fu ne taalibe yi ña nga fa bés bu ne ñi ngi manifesté wu seen kóllëre seen fidélité ci sëriñ bi kon defe naa ni loolu lu am solo la mais da ngay gis ni
lii day wone que ni jinne lu garaaw a garaaw la jinne yi ñooy ruube fu ne ñooy ruube kër yi ñooy ruube entreprise yi ñooy ruube quartier yi fu ne ñooy ruube ci circulation bi nga xam ni à chaque fois dañuy gis ay accident yu méttee méttee am surtout ci yoonu Fatick Kaolack Mbour bi ngeen gis ni loolu lépp ba ci àllu kaañ fii ci Thiès ngeen gis ni loolu lépp jinne yi la kon defe naa ni jinne lu garaaw a garaaw la ba taxoon yàlla suñu borom wàccee yónnante yàlla Souleymane pour muy jëflante ak ñoom kon bépp askan bu nekk ci kaw suuf war nga fexe di ñëw fii ci kër Alaaji Thierno Moule Sow jëflante ak moom pour mu jox la li lay aar ci mbirum jinne parce que jinne nag defe naa ni xajul ci doomu aadama kon jinne nekk na lu garaaw a garaaw li nga xam ne day yëkkati ay oto di leen daaneel li nga xam ne day faat ay bakkan kon ba léegi ñu ngi ànd ak le petit-fils de Sou Ndiakhate Keita de Nima Tengala de Koli Tengala de Yoro Tengala ci doomu soxna Ajaratu Mariama Kamara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram Alaaji Thierno Moule mi nga xam ne bi mu fële la defe naa ni le monde entier xam luy secret jinne Saliou. Effectivement, donc vous voyez la dame qui est en train donc de se débattre. Elle a mal donc au niveau des épaules. Donc elle a mal au niveau des épaules. Elle est en train de se débattre. Donc elle a du mal à donc utiliser ses bras normalement et à se tenir debout correctement. Donc elle vient de Bordeaux, mais quand elle a respiré donc la fumée donc de l'encens volcan Johnny Johnny ou bien double volcan Johnny Johnny, elle n'arrive même plus à se tenir debout. Donc elle n'a pas pu prendre le seau de vite fait pour aller se laver. Donc vous voyez le khalife général sur les images qui est en train donc de faire des prières pour essayer donc de la libérer un peu parce qu'elle a un peu mal au niveau de l'épaule parce qu'elle a eu donc un peu à énerver donc le maréchal. Donc c'est pourquoi maintenant les esprits donc les talibés du maréchal l'ont fait ainsi. Maintenant le maréchal est en train donc de faire des prières pour que vraiment ces talibés donc la libèrent et qu'elle puisse vraiment d'utiliser ses bras normalement. Donc elle a très très mal aux épaules, donc vous voyez. Donc elle vient de Bordeaux tout simplement pour venir donc se faire soigner par le maréchal. Elle était possédée sans le savoir, donc c'est pourquoi quand elle a utilisé donc quand elle a eu à respirer donc la fumée du volcan Johnny Johnny, donc elle n'arrivait même pas à entrer donc dans donc la chambre du khalife général des djinns pour prendre donc le seau de vite fait pour pouvoir se laver. Donc vous voyez, elle se torde de douleur actuellement. Donc le maréchal qui est toujours donc dans ses prières, donc qui fait tout donc pour la libérer et pour donc enlever le mal qui se trouve au niveau donc de ses épaules. Ah, ok. Donc pas pour donc la libérer du mal, mais donc pour oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc parce que le maréchal donc est en train donc comme il a expliqué. Comme il l'a expliqué, il est en train donc de maltraiter donc les esprits qui sont en train donc de posséder donc cette dame. Donc tout ce qui est donc à l'intérieur de son corps, donc tout le mal qui est donc à l'intérieur de son corps, le khalife général donc est en train donc de maltraiter ça, de maltraiter les esprits qui la possèdent, donc pour finalement donc la délivrer du mal. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see this very lady coming from Bordeaux when she just used the smoke of volcan Johnny. She couldn't even, stand up. She was just, suffering. And when she entered inside the room of the Khalif General of the Jinns, so as to take the bucket of vitfe, she couldn't even do this. You see then the Khalif General who is doing his prayers and, just ill-treating, the spirits that are inside the body of this very lady, the spirits that are possessing this very lady. So see then, she is just, having problems, suffering, because her shoulders are aching, really aching, because the Khalif General is just ill-treating the spirits that are inside her body. kon ñu gën a am lu ñu leerlu rek mooy gis ngeen sëriñ bi ba léegi waxul te defe naa ni sëriñ bi bés bu ne mu jàngal ñu lu bees parce que dañ ko daan gis mu yor micro bi di wax mais instant bi waxul waaye mi ngi joxoñ loxoom di am lu muy wax kon sëriñ bi même bu ne tekk sax tekkam boobu sax dara la moo tax gis ngeen
instant bi mi ngi duma li nga xam ni moo nekk ci soxna si donc loolu lu am solo la parce que dañuy yaakaar ni sëriñ bi bu waxul rek souvent mooy deful dara mais instant bi su na tekk sax ci la mbir mi di gën a garaaw moo tax gis nga mi ngi duma li nekk ci soxna si mi ngi koy duma yu méttee métti ngeen ñu suur ba léegi sur la TMS TV ñu ànd ci ak le khalife général des Djinné di Alaaji Thierno Moule Sow le roi des rois le khalife des khalifes le roi international le roi médecine traditionnelle international the king of the king ba léegi rek ñi ngi nekk ak soxna si nga xam ni li ne ci moom moo ko sonal ginnaaw bi mu suuraw cuuraay volcan bi Saliou cuuraay volcan bi nag dafa garaaw cuuraay volcan bi moom gis nga ni buñ ko taalee fii ñëpp lay yëngal daf may yëngal man yëngal li la yow yëngal Alseyni yëngal Kara ñëpp lay yëngal fii cuuraay volcan bi moom nekk na lu garaaw a garaaw mais vite fait bi aussi ne ko dooma bàyyi ma des ginnaaw vite fait bi aussi noonu la garaawee aussi ngeen gis sànq moom lañ doon présenté fii te suñu caméraman bi di Kara doon ñu ko filmer vite fait bien fait cuuraay bi defe naa ni am na tur bu bees nuñ ko tuddee muy double volcan waaw double volcan joni joni defe naa ni loolu lu am solo la kon ngeen dégg ba léegi mi ngi noyu yu métti li mu àndal nag moom moo ko sonal instant bi mais sëñ baa ngi jëflante ak ñoom bu baax a baax a baax parce que sëñ bi boobu ba léegi déggoo ko mu wax waaw te sëñ bi bu waxul rek xam leen ni am na ay mbir yu am solo yu muy def ci kii nga xam ni moo jàkkaarloog moom mi ngi jàpp biir bi xool leen ko fii ci écran bi macha allah mi ngi jàpp biir bi mi ngi jël benn loxo bi di teg ci biir bi di wàcce mu mel ni dafa am lu nekk ci biir bi gis nga mi ngi jàpp ci beneen côté bi également gis nga jël na ñaari loxo yi yëpp tàllal ko jël na ñaari loxo yëpp daal di koy tàllal waaw ba pare nag boole ci di noyu bu foor a foor ngi noyu bu foor a foor li mu àndal nag moo am doole waaye lu mu am doole ki nga xam ne mooy duma jinne yi di leen tuubal kooku mooy la khalife général le roi médecine traditionnelle international waaw lu mu am doole bu ñëwee fekk fii la khalife général mu génneel ko ku cuuraay volcan joni bi wala mu génneel ko vite fait bi waaw yooyu moom defe naa ni muy jinne di dëmm ku mu mën a doon ci kaw suuf ñemewoo ko ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbb woon di la TMS TV ba léegi ñu ngi ci kër khalife général ba léegi wàccaguñu kon ngeen gis ne liggéey bi yomb. Elle est en train donc de se débattre donc vous voyez donc elle respire difficilement donc elle est donc couchée sur le côté droit donc vous voyez parce que ce sont les esprits qui sont maltraités par le khalife général des djinns, les esprits qui la possèdent ou bien l'esprit qui la possède si vous voulez bien. Donc vous voyez elle est en train donc de respirer difficilement, vous entendez certainement donc le bruit. Donc vous voyez elle utilise ses bras, elle respire difficilement, donc vous entendez. Vous avez entendu les cris donc qu'elle est en train de pousser. C'est pas une personne normale qui fait ça, c'est certainement donc un esprit donc qui la possède, qui est en train donc de pousser ces genres de cris parce que il est tout simplement maltraité et battu. Donc il est en train d'être battu par le khalife général des djinns, donc qui le maltraite, qui maltraite l'esprit. Donc vous voyez. Donc les jambes donc sont un peu paralysées, donc vous voyez les jambes sont paralysées,
Donc c'est un peu difficile. Donc le khalife général, sans pour autant parler, est en train donc de maltraiter les esprits qui sont en train donc de posséder donc cette dame. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you heard how the person was breathing, because it's not the normal person who was breathing like that, because it is the spirits that are possessing her that are breathing, or the spirit who is possessing her, which is possessing her, who is breathing like this. You see, because the Khalif General of the jinns, instead of talking, he's not talking, he's just using his hand, and then he's ill-treating the spirits that are possessing this very lady. You see then her legs are paralyzed right now. She's trying to get up, but without being able to get up. You can see her shoulders are no longer aching, but her legs are paralyzed. She's not even being able to get up. Alors ngeen gis ne tànk yi dafa paralysé, mu ngi jéem a jóg mais mënul jóg. Donc parce que xalif général mooy duma yi nga xam ne ñoo nekk ci moom, ngeen gis ko mu ngi sonn trop. Du kon nit ki normal mooy def nii, mais li nga xam ne moo nekk ci moom, maanaam jinne yi nekk ci moom, esprit yi nekk ci moom, donc ñooy def nii. Donc xalif général di leen duma, mu nekk lu metti ci moom. Ngeen gis tànk yi dafa xaw a paralysé, mënul jóg normal. Donc mu ngi jàpp ndigg li di jàpp fépp. Donc xalif général ngeen gis ko mu àndi beneen feem, waxul. Donc dafa nekk rek def baaraam bi nii, donc di am lu muy wax ci suuf, mais waxul comme ni mu doon waxee. Terewul donc mu ngi duma jinne yi ni mu leen war a duma. Donc ngeen gis nit ki donc ni muy def ba mu nooyee cuuraay volcan joni joni ba léegi nekkul ci jàmmam, dugg na ci biir. ñam àndaloon war a jël ay siwo vite fait yi pour sangu, ñëpp jël nañ génn, moom mënul génn, mu daanu, donc mel na lu paralysé. Ngeen gis donc tànk yi c'est un peu difficile, donc vous voyez, donc elle ressent donc du mal, donc l'esprit vraiment est en train d'être maltraité par le khalife général of the jinns. TMS TV télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu. ngeen gis nag patients yu bare bare ñu ngi fee ci salle bi. am na ñoo xam ni ñu ngi fi ñeenti fan, am na ñoo xam ni ñu ngi fi depuis démb, ñuy jóge Touba, ñuy jóge Gambie, ni ñuy jóge fu ne. Donc adjoint sécurité moo koy yëkkati noonu di Jóob, moo door a egsi noonu, moom moo ko yëkkati. adjoint sécurité di Jóob moo ko yëkkati. Gis ngeen ba léegi mënul taxaw, ngeen gis sëriñ bi nag ba léegi mi ngi ne tekk rek di ko xool, waaye sëriñ bi defe naa ni bu ne tekk di ko xool ci la affaire yi di gën a yéeme ci zaahir ak ci baatin, parce que sëriñ bi moom dañ koy gis muy wax, waaye man jàng naa ci moom que ni bu waxul rek ci zaahir ak ci baatin sax ci la mbir yi di gën a am solo. moo tax ngeen gis sëriñ bi sànq ba léegi waxul, mi ngi nii nag jóg na jàkkaarloog sëriñ bi. gis ngeen waaye day daanu. waaw gis ngeen Jóob a ngi ci ginnaawam. Jóob adjoint sécurité mi ngi reculer. gis ngeen waaye Jóob lii jar naa tàccu de lii moom jar naa saraxule de. gis ngeen de, yéen a ngi ñu suivre en direct. gis ngeen léegi mi ngi doon li ñuy wax ci tubaab, elle était en train de tituber. Tituber mooy maanaam ci làmb ji da ngay gis mbër mu dóor benn mbër bu muy tërëf, moom ngeen gis da doon tërëf léegi ba bëgg a daanu mënul taxaw. mais gis ngeen sëriñ bi sànq ba léegi mi ngi joxoñ di ko joxoñ di wax di ko joxoñ mujj gis ngeen fi mu ne nii mi ngi ne cocc ba mu dese ko tuuti. waaw lii de defe naa ni en direct nag, jëlal ma lii en direct, yemuñu rek ci commenter di ko wax, mais yaa ngi ñu koy filmer en direct. gis ngeen sëriñ bi simmi na benn dàllam, jël tànkam teg ko ci dàll ndaw si, ci tànk ndaw si. gis nga, xam ngeen ni yàlla moo mën a maye de. laa ilaaha illallaah, allahu akbar. yàlla moo mën a maye. xoolal sëriñ bi jóg na, laal la ñaari loxo yi. gis ngeen gis ngeen yàlla moo mën a maye, allahu akbar. xam ngeen ni kii de mbokk yi ba léegi bokkut ak ki ñu doon wone sànq ci image yi.
ki nga xam ni mënul woon sax jóg te biñ ko yëkkatee léegi da doon tërëf ba mënul dox di reculer ba nga daanu il a fallu adjoint sécurité bi di jóob ñëw xaw ko téye mais gis ngeen bi ñu reculer ba ne dañ koo bàyyi mun commencé di def cocc normal ba léegi am na lu des tuuti mais ba léegi sëriñ bi mi ngi continuer ak moom yéen a ñuy seetaan ci TMS TV image yaa ngi nii mi ngi nii en direct waaw lii nag moom defe naa ni li ñuy wax roy du nuroog pur gis ngeen image yaa ngi nii waaw amul dem laxatu ci benn ruq lii dañ leen koy filmer en direct di leen woneel sëriñ bi di leen woneel patiente bi muy ndaw si di leen woneel également li nga xam ni moo nekk ci bureau sëriñ bi ngeen ñu suivre sur la TMS TV gis nga sëriñ baa ngi ñaan ci yàlla suñu borom di ko tufli ci boppu ndaw si parce que sëñ bi moom defe naa ni léppam allahu la léppam allahu la waaw dégg ngeen ko mi ngi naan merci kon nga xam ni yàlla suñu borom rek moom rek moo mën a maye te bés bu ne ñu wax ko nag li mu may le xalifa général defe naa ni mayu ko kenn gis ngeen sëriñ baa ngi ànd ak moom di avancer ak moom boobu léegi di def li muy def ci li nga xam ni moom la ko yàlla suñu borom may parce que fii lépp alxuraan la fii lépp suñu borom la amul leneen lépp yonent bi la lépp suñu borom la sallallahu alayhi wa sallam kii de defe naa ni sama caméraman bi defe naa ni bokkut ak ki nga doon filmer sànq kii du sànq mooy kii toogoon nga xam ni tànk yi dafa paralysé loxo yi paralysé kon mbokk yi ngeen ñu suivre ba léegi sur la TMS TV xool leen ki nga xam ni sànq dafa paralysé woon ba mënul jóg na cocc kon ngeen gis paralysé bi sax dafa dëñ ci boppam gis ngeen sëriñ bi jël na benn butéel def ci ndox ñaan ci lim ciy ñaan jox ko ne ko pour mu naan lii yëpp mooy li nga xam ni yàlla suñu borom moom la may le xalif général. damay faj. sama soññi nga baal ma ñëw nga fi pour tooñaate. waaw mais naanal dama nekk di la faj nii naanal loolu. xam nga sànq mënul woon lii. waaw. dafa paralysé woon sànq paralysé bi dañ. waaw xam nga mënul woon lii. gis nga ba mu ñëwee sànq jot nañ laalante tuuti sax ci li mu àndal la. waaye nag foog ma def noonu. gis nga ko waaw gis nga ko pour mbir mi ñu mën a ñëwaat à la normale. gis nga ko léegi normal la. normal kay. parce que ba ñu ko suuroo. dëmm yi ko jàppoon yi. dañoo yëngu ci yaramam bi gis nga. dañ demoon ba téye ko mu paralysé gis nga moom mënul woon lii. gis nga léegi moo ngi dox normal ah. waaw. du gis ngeen léegi ah. parce que li mu àndal. moom mooy def pour ku koy faj mer waaye du ñu mer. dañuy xam waaye dañuy dal attaqué ñun tamit. duñ la may dara. déggoo mu naan yërëm bul soxor. waaw foofu xam nga mer naa sax yëngu naa. waaye du tey dañuy def suñu liggéey. parce que xam nañ. parfois dëmm yeeg jinne yi dañuy def yi ni mel waaye ñun loolu du ñu yëngal. du tey li ñu war a def dañ koy def. maanaam dañu bëggoon ñu rejeté ko après mu génn dem. waaw. kenn du ko faj. waaw parce que. ñu def seen i mbir ñoom. fii booy ñëw fii. dañuy xam ne fii am na lu fi ne dëmm yi dañ koy xam jinne yi dañ koy xam. léegi nag ñoom dañuy def pexe tout pour nga bañ a ñëw wala boo ñëwee. nga génnaat dem. kenn du la faj. waaw bu ko defee ñu am lu ñu bëgg. moo tax ñun xam nañ yooyu yëpp. gisoo keroog am na ku fi ñëwoon jinne bi yéegal température bi mu dem ba 39 xaw ma. suñu kanam. waaw bañ ma ko waxee man na leen na yéeg. après jinne bi wax na ne loolu moo ko yéegal. kii tamit gis nga demoon na ba yaram beeg yëpp waaye li mu nekkoon tamit bokk naa ci di doon torturer loolu. di torturer li mu àndal di ko sonal. waaw comprendre ngeen. wax nañ ko ci commentaire yi sax sànq. léegi mun na dox. doxal soxna si. na dox.
lii de defe naa ni. léegi ana show bi. show bi la bëggoon jël mu daanu. léegi dina jël show bi. bii la bëggoon jël mu daanu léegi jëlal show bi. jëlal boobu. ubbil ko mu génnee boppam show bi sànq la mënuloon yëkkati. daf ko yëkkati rek daanu fii. gis nga ko léegi jëlal na boppam show bi. génnee boppam ah gis nga ko lii la mënuloon sànq. tànk yëpp dafa paralysé woon ah. déjà gis ngeen. ñu accompagner ko. léegi nag. macha allah. Alors donc vous voyez, donc la dame est sortie, elle a pris donc le seau correctement et au début elle n'arrivait même pas à prendre le seau parce qu'elle était paralysée après avoir respiré donc la fumée du volcan Djoni Djoni. Vous voyez la dame, elle a pris donc le seau correctement, le seau donc de vite fait et au début elle n'arrivait même pas à prendre ça parce que elle avait du mal à prendre le seau, elle était paralysée. Finalement donc elle a pris ça correctement et elle est partie donc tout simplement donc se laver avec le liquide vite fait.